SD 2000 TV, la chaîne qui valorise le média. mbokki Sénégal mbokki diaspora bi ñu ngi nuyu ñëpp di amaat contentement bu rëy comme niñ koy baaxoo di def caabi bi nekk une agence qui est reconnue par l'État du Sénégal mu am un représentant légal ñu koy wax Thierno Bokar Kane ñi ci des ñëpp ay ndongo lañ ñoo xamante ni ay jeunes yu dynamique lañ comme ni ma koy waxee dafa nekk benn groupe de jeunes dynamique boo xamante ni autour de ça dafa am un fondateur boo xamante ni dañ koy topp ci ay mission am ci ay vision am loolu yëpp pour promouvoir l'habitat social moo tax suñuy guddi suñuy bëccëg lépp loo xamante ni dañ koy def rek ci jéego yi rek dañ koy def rien que pour satisfaire clientèle bi moo waral démb ñu def remise des titres de propriété yi nga xam ni bokk na ci site Malicounda bokk na ci site Bambilor bokk na ci site Diass et cetera et cetera loolu nag bu ko une agence civile immobilière di ko def saa su ne loolu noonu kenn warul sikk sàkk que ni ñooñu ñu ngi liggéey donc loolu laa waroon bëggoon wax comme présentation di sant équipe bi yëpp aussi démb ak tey yëpp ñu ngi ci benn mobilité bu metti loolu yëpp defuñu ko lu dul mun a am satisfaction client yi merci. ngaa la agence bi nag yàlla def na ci barke màgg na màggaay bu gaaw boo xamante ni ñu si bëri bu ñuy dégg agence caabi bi dañuy jàpp ni agence la boo xamante ni dafay fekk ay SICAP dafay fekk yeneen agence yi nga xam ni bu ñu leen di wax ay 80 et quelque wala ay 2002 wala 2000 nangam mais agence bi nekk na agence boo xamante ni si ñeenti at rek la am wala juróom wala mu ngi dugg ci juróomi atam loolu yëpp tamit liggéey ak farlu ak aussi tamit volonté bu mag abnégation bu mag lañ ci boole moo tax yàlla yóbbu ñu ba fii ñu ngi koy sant yàlla bu baax. waaw bon quand on dit une société immobilière rek dinañ wax satisfaction dinañ wax ñi nga xam ne tamit ils sont insatisfaits parce que ñaar yooyu moo ci ànd surtout en milieu commercial ngay jënd ak jaay diggante mbir boo xamante ni diggante jënd ak jaay la léeg-léeg dina am ñoo xamante ni dañuy am satisfaction totale dina am ñoo xamante ni aussi tamit duñu am satisfaction loolu yëpp tamit bon milieu bi moo koy waral parce que en matière immobilière képp koo xamante ni rek da cee yàqamti rek xëy na la mu nar a am du baax parce que dañoo toll réew moo xamante ni lijjanti bi extrait de naissance rek c'est tout un problème rawatina nag un titre de propriété quand on dit un titre de propriété dañuy wax maanaam këyit boo xamante ni maanaam dañ ko délivrer këyit boo xamante ni maanaam service public bu état ñi nga xam ne ñooy mairie ñi nga xam ne ñooy impôt domaine ñoom ñoo koy joxe loolu warul nekk loo xamante ni lu yomb la rawatina nag mu nekk tamit loo xamante ni mu nekk que ni ñëpp dañ ko soxla demande bi dafa bëri parce que képp koo xamante ni mu ngi rey boppam rek buy jóg guddeeg bëccëg suba ngoon dugg ci kaar yi dugg ci tata yi dugg ci rapide yi loolu yëpp def ko lu dul am un toit am foo xamante ni fa lay suturlu moom ak njabootam moom ak ay am di jàmmam kon donc loolu noonu nekkul lu yomb këyitam du yomb képp ko la wax ni que ni dama lay jaay terrain génne la kay bi ci lu gaaw mu ngi lay nax parce que lu ñu war a saytu la lu ñu war a xool la dafa war a jóge ci point bii dem ci point B dañuy xool ndax li ñu jaay wala ki jaay la mu jaay ndax moo ko moom ndax la mu jaay am na luy firnde am na ay pièces justificatives yuy firnde ni que ni kii la muy jaay moo ko moom kooku itam dinañ xam ndax aussi tamit la mu séddee aussi tamit ndax moom moo ko jënd loolu yëpp mooy waral ngay gis léeg-léeg mairie wala impôt domaine di laajte ay papier carte d'identité témoin et cetera parce que yooyu yëpp dafa nekk mbir mu sensible boo xamante ni booy jël kayit di ko jox nit tamit da nga koy jaarale ci yoon da nga koy jaar ci procédure bu leer naññ moo tax léeg-léeg clients yi dinañ am frustration xaw a yéex xaw a yàqamti mais bon
de manière générale moom nit moo mel noonu moo yàqamti moo tax léeg-léeg peut-être que ni ñooy am problème boobu noonu seen xel yi di ñaaw wala xam nga ñu jàpp ni que ni mbir mi jaaduwul dugg na fi génn fee ba ñu mën a am frustration ñu ne bon ñi daal li doyuñu loolu nag bu amee dañuy jaar ci beneen procédure ne ko yow kat comme lii doy la da ngay jaar ci beneen procédure mooy ñu rembourser la parce que jënd ak jaay loolu la nit ki léeg-léeg bu amul satisfaction la nga rembourser ko loolu c'est tout à fait naturel mais am na ñoo xamante ne tey jii ñu ngi fi ñi nga xam ni ñoo gën a am satisfaction moo ëpp foofu la preuve démb wane na ko année yee passé wane na ko weer yee passé wane na ko te yamuñu ci ñu ngi ñëwaat ci yeneen fan yi néew war a génnewaat yeneen titre parce que loolu mooy défi bi donc problème du ñàkk si diggante kiy jënd ak kay jaay donc c'est tout à fait naturel même les plus grandes sociétés immobilières yooyu sociétés yi nga xam ni sax état moo leen fi teg les clients dina ñëw doom satisfaction loolu yëpp peut-être que ni yàqamti moo koy waral donc adduna moo bindee noonu mais ñun moom leer nañu que ni procédure bi ñuy jaar procédure bu leer la loolu daal laa mun a am lu may wax. waaw léegi macha allah monté bi caabi yi am ci 4 ans yi nga wax. ak même lu problème am musuma gis caabi ji jaay nit. ñu nangu terrain wala ñu toj kër. yéen ban secret ngeen am. voilà merci Ngalla. yow moom da ngay topp actualité. si wàllum foncier. secret bi nekkul leen lu dul jub ak jubal mais jub ak jubal la coow li moo fi nekk rek mais ku ne xam na ko ki la mën ñun boo xoolee dañoo am benn particularité ak yeneen promoteurs yi ni ñuy jëndee suuf léeg-léeg di nga gis promoteur di jaay ay clients am suuf sax fekk ni suuf soosu sax ba léegi sotteegut mais ñun dans un premier temps bépp terrain boo xamante ni caabi bi jënd na ko moo xam ci commune la un délégué mais un conseiller de la mairie dina ñëw teew notable quartier bi wala ki nga xam mooy kilifa bi mooy chef de village bi chef de quartier bi dina ñëw yamuñu ci mais même le huissier de justice dina ñëw fekke defaale constat mu génnee PV de constat bi loolu yëpp ndax bëgg lu leer bu ñu jàllee ci loolu ba pare ba jënd ba def transaction bi ba pare loolu dañ koy jël jébbal ko service public bi nga xam ni ñoom ñooy saytu suuf si kan mooy cédant bi ak kan mooy acquéreur bi lu ci mel ni ñoom impôt domaine lépp loo xamante ni lu ñu laaj la ci ay taxes loo xamante ni suñu contribution la contribuable daf ko war a def ñu def ko bu jógee ci loolu nag soogoo nag woo un expert géomètre mu def terrassement morcelé def lépp bu ko defee nag suuf soos nag ñu jaay woo client yi mu suñu woo client ci produit boo xamante ni ci offre boo xamante ni fekk réglé wuñ ko ba pare buñ ci paree nag ñu mën a def vente bu loolu weesoo yemuñu si mais dañuy faciliter la tâche le client parce que lépp mu ngi dépendre ci engagement la majeure partie des sociétés immobilières bu ñu jaayee client ba pare ba ñu def acte de cession bi wàccoon na ñoom moom ñoom ñooy dem def seen procédure pour mën a muter ci à leur non mais ñun dañuy faciliter cette tâche dañ naan la jaay nañ la waaye ñoo lay toppatoo sa papier procédure bi nag yoon la comme ni ma ko waxee sànq si njëlbeen bi gars yi dinañ saytu de A à Z mais bu waxtu bi jotee rek da nga xam ne waxtu bi jot na dinañ la woo nee na sa papier génn na comme niñ ko defee baykat démb ak yeneen fan yi donc système la boo xamante ni bu leer la yamuñu si mais même suuf yi nga xam ne agence caabi bi mu ngi koy jaay tey jii li ñuy wax werante xuuxaan teqi tubéy wolof bi leerul mais lii ku ko gis c'est une grande compagnie la prévoyance assurance moom moo assuré bépp suufu caabi bi néew ma la société immobilière yi dinañ def assurance mais bëriwut
wala ci réewu tubaab bi lañ koy gisee loolu yëpp pour sécuriser le produit loolu yëpp pour sécuriser le client loolu yëpp pour sécuriser aussi le promoteur donc c'est une compagnie boo xamante ni ñëpp xam nañ ko muy prévoyance assurance moom mooy garantie bépp produit caabi bi donc loolu jàpp naa ni lu leer la système bi nag loolu kese la du leneen ak huissier de justice bi seen waar seen rôle ci loolu promoteur bi rôle am ci loolu service public bi impôt domaine mairie rôle am ci loolu benn bu ci nekk dañuy dox jéego boobu ba mat sëkk donc loolu mooy procédure bi ñu ngi siy sant yàlla. waaw période bi ñu nekk dafa nekkoon période boo xamante dafa xaw a difficile un peu. ci problème lenteur bi nga doon wax. mën nga ci revenir pour leeral lan moo waral loolu. oui bon lenteur administrative moom fii lañ ko fekk ci Sénégal rawatina nag ak Covid bi nga xam ni xaw nañu sonal jamono yi passé mais képp ku xam agence bi xam na ni que ni du taxawaalu dossier mais tey la ci raw parce que jamono ak ni muy doxee aussi da ngay gën a saytuwaat aussi tamit liggéey bi noo koy defee tamit ba dul handicapé nii may waxee ak yow léegi une fois que client jënd ci saa si laa wax bu ñu waree dañ koy defal dossier yëpp dugal ko directement bu fekkee impôt domaine mu war a dem impôt domaine bu fekkee mairie la mu war a dem mairie yooyu yëpp pour bañ lenteur parce que dañuy gis ni que ni boo anticiper wul aussi tamit mbir mi mun na gën a yéex yaakaar naa ne aussi tamit bu ñuy def loolu aussi tamit def lu baax moo tax bañ aussi tamit ñu yab la moo tax waaye. waaw bu loolu weesoo li nga xamante ni yaa ngi koy topp. jaay nit terrain. dafa di ko utile ay këyit. préjudice boobu yéen da ngeen social bi ngeen woote. moo tax ngeen boole ko ci. ak prix bi tamit. dama gis ni prix social la. loolu mooy social wala lan moo ci social. non borom kër gi moo baax rek. waaw xol bee yaatu. mais mënoon na ko ci bañ a fekk. parce que c'est pas une obligation. nit ki jaay nga ko sedd nga say pen parce que li ñuy wax jaayam suuf mooy d'abord acte de cession liy wane ni que nit ki sedd na ay penam lii la moomoon joxe na ko li ma la jaay jox naa la ko léegi nag régler sa papier dafa mel ni nit koo xamante ne jënd na oto bu bees defaral la acte de vente ne la jaay naa la demal nag service des mines nga toppatoo sa mutation c'est la même chose mais nag borom kër gi dafa yaatu xol bee yaatu waaye tamit bëgg lu jub bëgg lu baax moo tax bëgg aussi tamit nit ñi li mu woote défi boobu mu woote que ni nit ñi la ñuy jaay moom mën na ko jaay la moitié tamit yamu ci aussi tamit dimbali leen ba toppatoo leen seen papier loolu kese la mais loolu it yàlla rek moo ko ciy fay waaw ñu ngi sant yàlla ba tey ci loolu xam nga mbir moo xamante ni bu fekkee boole nga ci jub ak jubal mu ànd ak sellal yaakaar naa ni que ni fekkee ànd ak loolu yëpp du yàgg parce que tubaab bi dañuy wax que ni la vérité finira toujours à jaillir lépp lu dëgg rek du yàgg ñun lu ñu joxee gul moo ëpp fuuf lu ñu joxe waaw lu ñu joxee gul ci suuf moo ëpp fuuf lu ñu joxe te yaakaar naa ne demande bi ñun sax mënu duñ kaa compter boo demee Bambilor ay hectares a ngi fa hectares yoo xamante ni morcelé nañ ko ba ñi jënd nañ ñi ñee ngi jot seen i papier ñii ñu ngi en attente boo demee jas tamit jas lu ñu fa yor ci suuf lakk jeexalu ko côté bu ne am na ci suuf loolu itam ñi ñee ngi jot seen i papier ñii ñu ngi nekk en attente boo demee itam Malicounda lu ñu yor ci suuf kenn lakk jeexalu ko ñii ñu ngi jot seen i papier ñii tamit ñu ngi en attente parce que tamit mbir mi aussi tamit mérite la tamit ñi nga xam ni aussi tamit njëkk nañ parce que aussi tamit il faut faire la différence ki nga xam ne dafa fay cash ki ñëw jënd ci cash bokkut ak koo xamante ni da koy fay taaba ñi ñuy wax taaba système ñam-ñamal comprendre bokkul ki nga xam ne dafa jënd cash néew na ñoo xamante ni jënd nañ cash ba pare jotuñu seen i papier mais ki nga xam ni xëy na jotagul papier mooy ñi nga xam ni ñu ngi procédure boo xamante ni à crédit lañ jënd loolu kese la mais li ñu jënd li ñu jaay ci suuf vente bi wax dëgg yàlla macha allah daal te nag li ñëw mu ëpp fuuf on a un projet à Notto Gouye Diama plus de 60 hectares loo xamante ni ñaata père de famille ñoo ci war a mën a bénéficier wu. On a aussi tamit plus de 10 hectares à Diass ñaata famille ñoo ci war a bénéficier wu. On a aussi tamit plus de 5 hectares récemment à Malicounda ñu waroon def tey caravane bi mais liggéey bi moo pareegul moo tax yàqamti wuñu ko donc ñaata famille ñoo ci war a mën a bénéficier wu
loolu yëpp sant yàlla la waxuma la rek maanaam jënd beeg jaay bi mais effort bi ñuy def pour jéem a taxawal ay terrain pour ay pères de famille ñëw dund si ak seen njaboot rek loolu rek tawféex la ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax mais lii ñëw moo ëpp moo gën a bëri fuuf y a des sites yoo xamante ni sax maanaam lu ñuy wax dañ ko rënk parce que dañoo xam ni que ni lii jamono di gën a dem nit ñi gën a soxla kër parce que état yombalu ko comme état yombalu ko nag bonne volonté yi takk seen tubéy jéem see jàppalante ak sénégalais yi loolu kese la. bon di sant yàlla bu baax a baax di nuyu toute l'équipe de Thiaby bi ñu ngi nuyu tamit borom kër gi tax aussi tamit bon lépp lu ñuy def aussi tamit bon moo ñu ko yombalal ñu mën ko def bu ñu ko yombaloon xëy na aussi tamit effort yu bëri aussi tamit duñ ko gis ñu ngi nuyu agence cellule mère bi agence Pikine nga xam ni lépp fa la tàmbalee léegi ñu ngi technopole parce que lu waral loolu mooy que ni fañ nekkoon xat na moo tax ñu nekk léegi technopole ñu ngi leen di nuyu personnel bi yëpp chef d'agence yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci côté administration bi ñu ngi nuyu itam bureau dalal jàmm ñu fay def tamit ñoom liggéey bu mucc ayib di leen jaajëfal bu baax ñu ngi nuyu aussi tamit ñi nga xam ni gisuñu leen te ñu ngi liggéey ci Thiaby bi ñoo xamante ni ils sont à l'extérieur Thiaby bi am na ay représentants France Thiaby bi am na ay représentants Turquie Thiaby bi am na ay représentants Maroc donc loolu yëpp aussi tamit Thiaby bi mu ngi koy réaliser pour aussi faciliter la tâche ñi nga xam ne ñu ngi nekk tamit ginnaaw bitim réew ñaata nit la ñu jaay ci Thiaby bi ñoo xamante ni mosuñu leen teg bët te ñu ngi leen di yónnee seen i papier ñu ñuy gërëm loolu rek confiance mënu kaa weesu donc ñu ngi nuyu personnel bi yëpp ñu nekk ci ginnaaw ñoo waral lii ñoom ñoo ci def liggéey bu mucc ayib ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm et bientôt on va ouvrir une nouvelle agence à Malika Plage donc yooyu yëpp aussi tamit pour gën a yaatal liggéey bi ndax demande bi dafa yokku donc moo waral aussi tamit ñuy fexe aussi tamit di décentraliser di gën a tas affaire bi fépp pour nit ñi mun a am aussi accessibilité donc ñu ngi sant di gërëm ñëpp di sant tamit bu baax a baax clients yi waaw si seen di compréhension merci. SD2000 TV, SD2000 TV, SD2000 TV, la chaîne qui valorise le média.